waaw maa ngi leen di nuyu tey am mbégte bu mag ci dalal bi nga xam ne tey leeral dalal nañ ma ko ma di ci am mbégte mu rëy ndax ku ne xam na ne Sénégal buñ ko dee liggéey rawatina lu jëm ci économie du Sénégal doomu soxna yi ci la ñu bokk. doomu soxna yi nag buñ ko tuddee rek dafay am foo xam ne fa lañ ko màcc jëmale muy wàllu li ñuy wax chef religieux ñu bëri jàpp ne seen i yëngatu warul mën a jëm ci politique aussi warul mën a nekk it ci lépp luy développé Sénégal te dama yaakaar ne bi nga xam ne Serigne Touba wax na ne liggéey ak jaamu yàlla liggéey la jiital teg ci jaamu yàlla kon loolu it bokk na ci loo xam ne lu ñu war a participer man Cheikh Abdou Lo nag maa ngi nekk dëkk Touba yàlla dogal it sama waajur di Serigne Cheikh Lo Ngaabu bokk ci sëñ Ibra Lo sëñ Massamba moom ñoo bokk benn ndey koor ci surtout soxna Issa yi ci laa bokk. ci sama wàllu néegu ndey itam maa ngi bokk ci soxna musli sëñ Abdoulahi borom dër bi jur ko soxna musli moomu nag soxna Bintu Lo mi ko jurit sëñ Daam Abdourahman Lo bu nga xam ne moo jàngal tey waa kër Serigne Touba yi ñi ci ëpp moom mooy waajuram muy soxna Bintu Lo boobu kon moo tax tey jii ma am xalaat yoo xam ne bi ngeen ma wooyee pour ma ñëw fii toog fi ngeen xam ne sénégalais lu ci lëj wala lu ci am problème te Touba ku ne xam na ne jafe-jafe yi fa am temps yi dégg nañ ko loolu ngeen woo ma man dama ciy kontaan ndax am naa ci xalaat yoo xam ne war naa ko ci mën a sànni te lépp ñu di ko teg ci ndigal nag ak yar. mu bëggoon la laaj nag ci mbiru Touba. ndax dañoo seetlu ne référendum bi ñu génn. non bi. dafaa gañe foofu. mel ni am na lu mu yàq ci biir APR foofu loo jàngatee loolu. waaw APR bi nga xam ne tey moom laa jàpp te di ci yëngatu ngir sama xarit sama wërlëre wu yàgg muy président Macky Sall ma àndoon nag moom nag ci ànd bu diir nag bu xaw a jafe. ndax yàlla dogal na bi ñu yàlla boolee booba mel na ni ñëpp sénégalais yëpp nanguwuñu woon boobu it ñu doon fab suñu ñaq ak suñu alal ak suñu lépp di ko jàppale di ànd ak moom ci loolu waaye mbir day dem ba jamono yoo xam ne su xawee am fu mu jëm rek coow yi mën na ci bari aussi te it nit kenn koo àndal di liggéey am na foo xam ne boo fa tollee du mën a tëb di la gàddu see dàll wala mu di defal leen parce que man concept bi ma am mooy képp koo xam ne dañuy liggéey ñu àndandoo di waxante dëgg di jàppalante aussi ci ñàkk bi nga xam ne moom laa amoon te loolu it moo doonoon sama gëm-gëm jaxasoo bi am ci biir Touba nag ci wàllu APR ku ne xam na ne nguur ak li ko téye dafa xaw a dëgër soo xasee falu daanaka lu bari daf lay ump nga lu bari ñu di la ko nëbb waaye bu fekkee ne comme Touba tey xalaat nañ ne président waxoon na ne moom mi ngi fay dem di gisee ak nit ñi di waxtaan ak ñoom amit ñoo xam ne ñoo fay politique di yëngutu ci lu mel noonu kon dama yaakaar ne su ñu demee ba rëq-rëq bu mel nii amaat kon loolu war nañu mën a jàngat ki nga xam ne mooy président war na mën a xoolaat benn ci moom lam fa doon waxlu wala mu di ko fa deflu xëy na loolu dañ caa melul nañ ca war a mel wala soit que ñam doon yónni ñuy dox ci diggante bi di xool li nga xam ne moom moo nekk diggante ma kilifa yi loola ñooñu eggalee wuñ ko neneen te it lu mel noonu aussi li may mën a xam mooy ku mel ni président de la république su jógee directement ku mel ni Serigne Sidi Mokhtar mi nga xam ne tey waaye juróom la di ko jàppal di xaritam di yërëm ko itam nag ndax sëñ Sidi Mokhtar képp kuy doomu Sénégal rek am na yërmande bu mu am ci yow rawatina parce que ñëpp jabootam la yërmande boobu mu am ci moom dama yaakaar ne lépp loo xam ne luñ ci defati war na mën a sowi ca moom léegi nag mu des responsable politique yi nga xam ne ñoo fa nekk aussi it war nañu seetaat seen taxawaay ba xam li nga xam ne moom la ñu war a jàllale ci askan wi ma nga fay dem wala lan lañ war a xool ci askan wi wala ñoom it li ñu war a yóbbu ci kaw pour nit ñi xool ko ba xam lan la war a doon loolu ñi ngi koy def wala déet. daanaka yow su fekkee ne am na koy sikkal ndaw yi fa toggal président de la république ñoom daal ngay sikkal. non du ma ko mën a teg ci ndaw yi fa toggal président parce que ndaw yi dañ leen di yónni suñ la yónnee soo ñëwee su fekkee toog nga ay fan lënt am ca war nga mën a sanctionné ndaw yooyu wala nga toog wax ak ñoom laaj leen ne leen li ma leen yónni woon fu ngeen ko jaarale ak nu ngeen ko defale bu boobaa buñ la rendre compte da nga mën a jël say sanction xam liñ leen def loo woon defuñ ko nga mën a jël ay mesures yoo xam ne da nga mën a lijjën sa diggante ak ñoom. nga yaakaar ne nag léegi président de la république nan la war a def pour delloo si waat Touba ci waaw.
xam nga boo xoolee Touba dafa nekk lu am solo loo xam ne ca Serigne Modou Moustapha ba léegi parce que boo dee xool daanaka dafa mel ni gouvernement la Serigne Touba taxawal soo dee xool ci Serigne Modou Moustapha daanaka lépp loo xam ne ci wàllu jàngale ak ay yar ak xeet yu mel noonu am na ci placement yoo xam ne boo dikkee tey ku ne xam ne ni nit ki mënul yëngutu ci dara te amul xam-xam ku mel noonu ba ci sëñ Cheikh Mbacke gis nga li mu wàcce woon loolu la placé woon te daf ci daan dimbali tey ji koo fi gis ñu ne la rek am na taxawaay boo xam ne mi ngi koy taxaw ci réew mi ñu di ko tudde boroom xam-xam su waxee rek am na lu sëriñ bi participé woon ci moom kon ñooñu bokkoon nañ ci ñi nga xam ne ñoo ngànkoon partenariat wu développement wu réew mi te ñooñu loolu lañ waroon loolu nag la nit ñi waroon xool ku mel ni ki tey Serigne Fallilou ku ne xam na ko ci taxawaay yi mu taxawoon nga xam ne nit ñi dañ daan bay nekk ci ay liggéey yoo xam ne dañ ko daan def liggéey yi mu dikk ci liggéey yi ak jaamu yàlla bi ñu doon wax ku mel ni Serigne Saliou tey ji wala Serigne Abdou Khadir ku ne xam na ko ci li nga xam ne mu defoon yaraat nit ñi delloo leen ci tasawuf ak leneen yoo xam ne nit ñi mën a nekk ci seen jaamu yàlla te duñ ci am yeneen kii ku mel ni tey Serigne Saliou Mbacké ku ne gis na ko lu mel ni xel xoom buñ dee wax bay wala delloo siwaat avenir u Sénégal ci développement ku ne xam na ni tey lii président jóg pour ne nañ dem ci àll bi pour delloo waat Sénégal ci mbay mi ak yeneen i sàmm gi ñu di ko organiser aussi napp bi ñu di ko def noonu loolu mooy développer Sénégal te ku ne xam na ni Serigne Saliou li mu ci defoon àll bi ñu ko joxee ñu bari yaakaaroon nañ ne dafa yàqu kon loolu doomu soxna yi war nañ ci retrouver waat te état nag jàpp ci xam fan lañ leen di jàppale ak lan leen di taxawe loolu su ko defee ñu mën a delloo si waat jikkoy mag ñooñu nga xam ne moo fi nekkoon pas politique yuuxoo sànni xeer yi waxante lu ñaaw loolu man du ma ko gis mu ko ci Sénégal. waaw sëñ Abdou Lo ma bëggoon nga dellu si waat tuuti. ci sa jaar-jaar yaa président de la République ak li nga ko liggéeyal ci biir APR. waaw président moom li may mën a wax mooy dama yaakaar ne waratuma mën a jaawale ci réew mi ndax koo xam ne bi mu demee ba yàlla dogal mu am ñu di ko bund xataal ci biir parti bi nga xam ne mooy PDS man dama ñaan moom ci boppam ñuy jotante téléphone di wax di gisee. boobu it yàlla dogal na bépp këru diine boo xam ne mi ngi woon foofu bépp kër goo xam ne ci Touba la bokk daan nañ fa dem di def ay conférence de presse di wax ne kii nga xam ne mooy président de la république nañ ko bàyyi bundu xataal bi nga xam ne moom lañ koy def li ma njëkk a def mooy ubbi benn compte boo xam ne compte bi tey yaakaar naa ne ak lu bëree bëri gis ngeen ko ci kayit yi nga xam ne moom la leen wax ay nit it laa ko seqaloon bi mu njëkkee commencé Diène Farba Sarr ak Pape Samba Diop bii nga xam ne tey moo sës ci président nekk chef protocole am moom ci boppam ñoo départ ñëw Touba wax ay nit pour ñu jàppale président loola man sama jëm bopp la ca njëkk a génn muy compte boo xam ne man maa ko njëkk a génn 36 millions francs CFA yoo xam ne ñoom ñoo reconnaître président wax ko ne ko financé nañ ko te ba fii may waxee yow nii am na ci ñoo xam ne ña nga ca parti ba toog fa di ca am ay billets màkk di ca liggéey di dem ci yeneen ak yeneen yoo xam ne ci loolu lañ waxoon bu leen président financé ñu jàppale président ci financement boobee ci lañ continuer di ci jàppale président ba léegi ci biir Touba boobu nag jamono yooyu moom yaakaaruma ne benn doomu aadama boo xamante ni bii nekk na biir Touba def na lu mel noonu. waaw ñu déggoon nag ay jamono ne da ngaa xawoon téye sa loxo tuuti ci liggéeyu parti bi. waaw mais xam nga man bu fekkee ne fi ma la wax léegi ne la fi laa bokk yàlla may ma am loo xam ne lu ma mas a def ndax it ni ko ñi ña nekkee noonu laa ko nekkee parce que fi ñu bokk laa bokk yor ay taalibe yoo xam ne dañuy ñëw di indi addiya di bokk a jox kon su ma mën a tuuta ñàkk bañ a politique it danaa xam nu muy politique parce que sama janet bi am na loo xam ne du ci nekk parce que Touba moom ala kulli alin su ma doon politique fa laa am su ma politique ut it fa laa kon normalement waruma ñi nga xam ne ñoo fay samay baay fa nekk samay nijaay fa nekk ak samay doomi nijaay loolu nag bu ñu fa nekkee mënoo fab mukk lu ñaaw wala ngay jëflanteeg ñoom ci wàllu politique loo xamante ni bi mën na dem bañ di la ci sikk wala adduna bi yëpp taxaw xam ne yow sa jëm bopp taman lu may def lu ne ci yar ak teggin akuk taalube laa koy def parce que li mbir mi rëy samay nijaay ak samay ñëpp ku ma ci amul lu relation bu am solo amul waaye nag dafa am loo xamante ne bi politique la maa ngi ci terrain bi doon liggéey am na loo xam ne du ma ci mas a toog mukk ne diw jàppale ma ci relation yii wala maa ngi politique ci sàngam ak nàngam lépp loo xam ne dama koy def comme politique dama koy daw sama diggante ñoom parce que Sëñ Tuubaa la leen jàppe leneen li ci des nag muy expérience bi nga xam ne moom la ma yàlla may ak idée yi ma am nag ma war ko partager ak sama réew war ko dugal ci sama biir muy Touba loolu moom damay dem ba population bi ràññee loolu te ñu bari yaakaar naa ne xam nañ ko ak sama expérience bi nga xam ne moom la am waaye daal paaxuloo boo gisee Touba ak Mbàkke benn rajo wala télévision yi du ñu ma jël lu tax mooy man
débat diw wax na nangam loo koy tontu xaw ma ko diw def na nangam loo koy tontu xaw ma ko élection suñ ci duggee nañ ko lijjanti su élection yi jeexee ñu dem kenn ku ni liggéey parce que dama am métier moo xam ne moom laay def te ca laa nekk kon nekk fii chaque jour élection leneen ak leneen loolu ñurum li may gënal daal mooy ñu fexe ba président li war Touba mu jàkkaarloog waa Touba yi Touba am na ay ndaw yu fa nekk yoo xamante ni bi tey boo xoolee sëti sëñ Touba lañ seen loxo set wécc amul lenn lu ñuy dugal seen loxo soo demee ña nga ca daara yi di jàngale ña nga ca tool ya di am na ñoo xam ne sax dañuy góorgóorlu di cotiser ba bokk ab tracteur jënd ko yóbbu ca tool ya jënd jiwu am na ñoo xam ne industrie bi ñi ngi ciy def affaire machine yi nga xam ne mooy segal ak yeneen parce que ak it ñi nga xamante ni bii tey ñooy dugg ci mbirum banque yi di liggéey surtout foofu état war na ci def xoolaat jàngat ko bu baax a baax parce que biir Touba munoo yow ne da nga bëgg a liggéey banque ñëw fa état jox leen autorisation ñuy nekk territoire Sénégal fop intérêt yoo xam ne teg ko ay nit parce que am na ci ñoo xam ne xañ ne boo leen yëtee kayit duñ ko mën a ràññee duñ ko xam nga ñëw teg leen pourcentage yoo xam ne lañ doon leb su ëllëgee sax day mujj far coono topp leen ca ba ay bor ak leneen bañ di leen susur lal ba mu jotoon am wala yeneen ak yeneen yooyu yëpp yu mat a topp la parce que loolu dana jëm ci pauvreté parce que ñi fa dugal banque yi ñooy am xaalis di gagné mais population bi toujours dañuy gën di souffrir loolu andi na problème boo xamante ni waras na ko mën a seet ñu càmbar ko ba xam luñ ci war a mën a def ñu def ko ci. waaw wante am na banque islamique ak crédit mutuel islamique yooyu ndax mu ngi jàppale nit ñi foofu. waaw yooyu buñ dee jàppale nit ñi dafay am ñoo xam ne taux bi ñuy am pour ñu mën a dem ci banque yooyu pour def fa duñ ca mën a jote aussi il fallait que état bi mën a defal leen ay ndimbal yoo xam ne dinañu mën a fexe ba joti ci banque yooyu wala banque yooyu gën a woyefal seen liggéey yooyu parce que nit ki nga xam ne dafa xëy war a mën a liggéeyee 100 000 francs wala 200 000 francs am na loo xam ne soo ko tegee ba pare toppaat ko mu toog 2 mois 3 mois door a jot ay financement balaa ñëw mu leboon li nga xam ne moom la ci defoon kon yaakaar naa ne du sotti pour lam jot bu ko jotee faye ko bor lay def wala mu dunde ko mu jeex. wante finance islamique bi xew nii léegi ndax am na ñu muy jàppale foofu bu baax ci Touba. waaw banque yi ñu nga fay liggéey ni nga xam ne noonu lañ fay liggéeyee mais it aussi war nañu gën a mën a leeral seen biir ba nit ñi xam yëngutu yi nga xam ne moom lañ fay yëngutu aussi comme surtout communication. ma bëggoon ñu dellu si waat tuuti ci référendum bi nga xam ne non bi moo ko remporté à Touba. ma bëggoon nga expliquer ba tuuti yow ci sa xalaat lu tax non bi remporté ko doon de manière massive. waaw non bi moom dafa am lu yéeme lu ci nekk loo xam ne ñaari mbir moo ci nekk parce que ñu bëri dañu am loo xam ne luñ koy wax bërki démb rek dafa am ku ma woo sama benn xarit mu ne ma man de buñ daan wootee damay wootee li Macky Sall laa doon jàppale mais nag sama lislaam mayu ma may wote di wote loo xam ne ëllëg dañuy dëgëral lu mel ni ay góor jigéen wala yu mel noonu mu ne ma bi ngeen waxee ne da ngeen di dem référendum ci wii bi ngeen bëgg aussi ñun liñ jàpp mooy am na ñu bëree bëri ñoo xam ne ñu ngi doon informé wax ne problème mu góor jigéen la ak yeneen ak yeneen ak yeneen te loolu suñu lislaam mayuñu ko ma ne ko ne ñaar mooy mën a am comme yéen xas ngeen def loolu ba pare man li may wax mooy kon élection yi nga xam ne mooy ñëw moo xam élection législative yi di ñëw wala élection présidentielle yi kon diggante bi ñu leen waxee ne leen góor jigéen lañ koy woteel am na léegi yàlla dogal na territoire Sénégal yépp loi boobu jàll na ku ne xam na ne dem na léegi nag kon ngeen xool ci seen biir ba xam bu boobaa loi góor jigéen yooyu moom lañ biñ leen waxoon moo xam ay nax la woon wala dañ leen ko doon dëggalal su ngeen doxee ba egg ci élection yooyu ngeen gis xam ne góor jigéen a taxoon ñu doon wote wala ñu di ko dëggal su boobaa ñee danañ am dëgg ci kaw li nguur gi doon wax su fekkee ne nag loolu gisu leen ko te gisu leen ci lenn loo xam ne lu ko jege la ngeen xam ne kon ay noon jóg nañ ak yàq yoo xamante ne bi ñu ngi ko doon def kon nag bu boobaa da ngeen mën a jàngatal ci seenum xel xam ne kon élection bu jógee am na façon wax bu ñuy wax ne toujours mais nag aussi may gën a profité di wax ci sama mbokk yi nga xam ne ñoom laa nekkal ñuy APR gi ñu wëlbatiku toujours information di am ñuy dugal ci boppi nit ñi li nga xam ne moom lañ décidé te di ko nar loolu it bokk na ci li nga xam ne luy dimbale nit la parce que nit lu mu xamul rek munu caa dugg leneen keneen ka lam ko xamal rek loolu lay mën a jàpp yaakaar naa ne loolu moo waral bokk na ci li nga xam ne moo ëpp ci noonu. waaw sëñ bi nag sama dernière question ci laay tëjee. du sax question damaa bëgg rek yow su fekkee ne am na loo message boo bëgg a lancer Sénégalais yi. loo leen bëgg a wax te laajuma la ko. waaw li may wax rek mooy toujours maa ngi ñaan président mu gën a wax li nga xam ne moom la waxoon bërki démb ci forum bi ñu defoon bonne gouvernance bi nga xam ne moom la fas yéene def muy wàllu liggéey heure wàcc heure loolu réew mu raw ci sa morom loolu nga ko rawee aussi it li nga xamante ne bi moom laa koy ñaan mooy bépp xale boo xam ne yàlla may na la nga jub sa loxo set ñu fas yéene laa jàppale seet yi nga xam ne ay
dañuy ay chantage la ñuy def ak yeneen di yàq réew mi seet loo xam ne dundalu Sénégal loolu ñu fas yéene moom mu taxaw ci parce que loolu ku jubadi moom yëfi ku jubadi donc lañ lay war a mën a fay mais am na ñu jub ñooñu jub nañ leen def ay exemple ba Sénégal yëpp man leen a teg bët ñu teg leen loxo beneen bi ci des it maa ngi koy ñaan li nga xam ne mooy jiw yi nga xam ne surtout nawet baa ngi jub ñu jéem a xool ba xam nan la ñuy jàppale askan wi ñu bàyyi te bañ koo bàyyee ñi nga xam ne ñooy yore wàllu kii bi nga xam ne jiw yi ñuy joxe am na yoo xam ne du egg fañ jëm aussi it ñu jàppale nit ñi ay tracteur ak yeneen loolu it li koy waral mooy suqali àll bi jiw yooyu nañ fexe ba mu accompagner ko ba mu egg fi mu war a egg waaye doon nit rek ñëw bind lu ma 10 tonnes wala 20 tonnes ñu jox la ko nga dem jël ko xaalis oti loolu du egg ci àll bi te nit ñi duñ ko mën a bay du am benn rentabilité aussi noonu lañ koy defee ci yeneen yi ci des fu mel ni Touba it aussi lu mel nii problème mu courant bi nga xam ne war nañ ko mën a yokk ci yeneen quartier yi aussi ndox mi nga xam ne war nañ ko mën a yokk ci yeneen quartier yi nga xamante ne bi amuñu ndox te yeneen communauté rurale yi sax ñoo leen di jox ndox loolu war nañ ko mën a seetaat yaakaar naa ne buñ ko defee ci biir Touba yokk seet yi nga xam ne parce que da ngay gis benn koñ boo xam ne courant bi dafay wër ay 2 kilomètres 3 kilomètres day wër lu mat ñaari kër ñetti kër ba affaire bi jeex nga dem ci benn quartier boo xam ne la fa nekk ci ay kër yoo xam ne war nañoo mat téeméeri kër wala lu ko mënuñu fexe ba am courant te lu mel noonu ay période màggal Touba lañ koy yokk rotation boobu population bi gis ci seen bopp aussi it li nga xam ne moom le président di dimbalee population yi surtout Touba mu bañ di jaar ci ñi nga xam ne xam nga nit ki boo ko jox ko fonctionnement di ko fay weer boo jógee di dimbali nit ñi bu ko jaarale ci moom seetal ay nit ñu mën ko yóbbu population bi man cee jot waaye loo xam ne boo ko kii mi ngi fayee ko weer am na lu muy dunde am na lu mu jàpp am na carburant soo ko joxaatee li askan wi war a dimbali kooku bu ko defaatee ci boppam it ëllëg bu askan wi ñëwee ñoom dinañ di taxaw waaye nag li mat a seet mooy ñi nga xam ne ñoo sës ci moom te nekk foofu doxal ko digganteem ak Touba war na mën a seetaat bu baax nag ràññee ba xam lim leen di doxloo ñi ngi koy dox te it am na ci yu ci bari yoo xamante ni bii ñu kenn mënu ko expliquer te bu ñu demee ba ci kanam des na ko mën a xam président Ablaye Wade lu mel noonu moo ko daane woon Abdou Diouf dafa wax ne toog naa ci palais bi mais gisuma information yu doy président Macky Ablaye Wade ne moom li ñu ko joxoon moom it information yu doyul kon ñett yooyu bu ñu jaaree ci kooku mu ñëw ci moom war na mën a bàyyi xel ci biir askan wi ñi nga xam ne surtout Touba ñam fa takkal ndombay tànk ñépp laay wax moom nañ àndandoo seet xool ba xam lañ leen di defloo ña ngi ko fay def wala defuñu ko beneen bi ci desit mu jàppale jeunes marabout yi wutal leen am xëy mi nag mooy nit koo xam ne mi ngi ci daaraam di dem di jàngale ji war a mën a am jiw wala mën a am leneen lañ leen jàppale ci ay jiw jox leen ay suuf ñu bàyyi comme ni ñu koy defale mbër yi ay fans lañ am te mu sëriñ si ay taalibe lañu am te buñ leen fabee yóbbu leen ci àll bi danañ ko mën a bay ñu mën koo defar ku ami fans kese nag nga jox ko ay hectares jox ko fu ñuy bayee ceeb jox ko leneen soo ko joxee jeune marabout bi nga xam ne am na ay taalibeem war a mën a nekk ci tool yi di jiw te am na ci ñoo xam ne fi mu nekk ni tàmbali nañ ko te ñu ngi koy def loolu bokk na ci li nga xam ne économie Sénégal dana ci bokk beneen bi ci desit na fàttaliku bu baax ñi nga xam ne ñoo nekkoon APR bu njëkk ku mel ni tey Serigne Cheikh Mbacké Ceytu nga xam ne moo jiite woon liste département Mbacké avec 9 conseils booba APR amagul Dekkal Ngor moo amoon te bañ koy élire booba yaakaar naa ne daf ko fekk sax ci lanu hôpital waaye mu jóg ak sincérité ànd ak population Mbacké dem première élection mu am 9 conseillers ak ñi mu fa àndaloon di ko liggéey doon it surtout maam Cheikh Anta directement kooku bokk ci askan wi nga ñëw boobaak léegi mën naa ne bu fekkee ne am na ko it umpule am na fa ku mel ni Moustapha Fall Mouride Sadikh mais di moins ak fu mu mën a nekk rek ci yeneen parti dem na ba gagné yeneen commune kooku nga bàyyi ko mu nekkoon ci yow ak fu mën a nekk ak liggéey ba mu doon def ba dara amagul mu jàpp ci kooku yaakaar naa ne war nañ ko bàyyi xel wala fu mu nekk it xelam du dal ak leneen ñu mën a fexe ñu mel noonu dañu fa bari fa am na loo xam ne coow li bu amee rek am na ñoo xam ne tey da ngay laajte sax ñu ne la ñii kañ la ñu ñëw biir APR parce que yëf yi sotti na ba pare nit ñi di ko def ñuy wax nag ni yëf yi du xuloo du xeex du leneen nañu fexe ba bu ñuy def ay débat ñu wax problème mu transport problème mu agriculture problème mu santé loolu moo jaadu biir Touba tey problème bi nga xamante ni moom la ñu yor Touba surtout nag président maa ngi koy ñaan territoire Sénégal askan wi sonn nañ ci transport dem ci garage fekk fa oto boo xamante ni bii mënut a dem bu jógee Dakar mënut a dem Tëngéej ñu def ko ci garage ni wutal nañ ko am na visite technique mu départ population bi dugg ci te mënoo fexe ba indil nit ñu oto bu baax yu mel noonu it na bokk ci luñ koy saytu askan wi bu ñuy bëgg boo tegoon oto 50 000 mu doon oto bu baax donte le oto climatisé la danañ ci dugg dem parce que lu baax doomu seen bakkan yi lañ bëgg nañ saytu population bi parce que ñi ciy dugg rek ñoo am problème
jamono ji daal ñi nga xamante ne bii ñoo nekk population Sénégal am na ci ñoo xamante ne bii seen problème ëpp na te nañ leen dimbale moo xam ci wàllu agriculture moo xam ci wàllu santé ñi gën a néew doole santé nag def na ci ay jéego parce que ku ne xam ne ni couverture maladie universelle ak yeneen yi nga xam ne mooy tey jii képp koo xam ne yàllaa ngi lay may ngay mucc bu fekkee opération la yooyu yëpp ñu di ko maye ak xale yi nga xam ne amaguñu 5 ans yooyu yëpp mi ngi ko ci def aussi ku ne xam na ni carburant au Sénégal luy métti wàññi nañ ko te ba léegi dégg ko transport ñu wàññi ci aussi moom it bu defee li ko war ba pare nag na wëlbatiku di sanctionné nag ñi nga xam ne ñoom ñoo warutiku yor loolu te population bi séq ko ñoom ñu war leen a dimbali lii daal mooy li nga xam ne bokkoon na ci li nga xam ne moom laa bëggoon a wax. sëñ Abdou Leral ngay gërëm bu baax di la sant. Leral.net, s'informer en temps réel, site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net, un nouveau look de Leral.net, une valeur sûre du journalisme en ligne, 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages chocs et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. Leral.net, s'informer en temps réel.